Le prédicateur sénégalais célèbre Maragnas, connu pour ses nombreuses prédictions sur l'actualité politique, les événements sociaux et d'autres sujets sensibles, avait prédit un positif dans le système judiciaire au Sénégal. Actuellement, ce changement semble se réaliser avec des signes d'une justice plus juste et plus stricte envers les fautes de certains hauts responsables. Dans ce contexte, l'ancien ministre du Développement industriel et des PME-PMI, Moustapha Diop, qui est aussi député et maire de Louga, a été mis en prison temporairement jeudi, après son interrogatoire par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, HCJ, selon une source proche du dossier. Il est accusé dans une affaire supposée de détournement de fonds publics d'un montant de 930 millions de francs CFA, lié à la gestion de l'argent destiné à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Moustapha Diop fait partie des 5 anciens ministres de Macky Sall qui sont actuellement jugés par la Haute Cour de justice pour des infractions similaires, y compris des détournements présumés de fonds du programme de résilience économique et sociale, PREI, qui a un budget de 1000 milliards de francs CFA. Ce programme avait pour aider les familles et les entreprises affectées par les mesures de confinement. Aïssatou Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines et de la Géologie, a été la première à être emprisonnée dans cette série de poursuites. D'autre part, Ndeye Saly Diop, ancienne ministre de la Femme et de la Famille, a été placée sous contrôle judiciaire après avoir payé une caution de 57 millions de francs CFA. De plus, Mansour Faye, un autre ancien ministre, doit être détaillé prochainement par la commission d'instruction. En ce qui concerne Ismaïla Madior Fall, ancien garde des Sceaux, il a été accusé de corruption et de détournement de fonds publics, placé sous bracelet électronique et assigné à résidence mardi dernier. Ces différentes décisions judiciaires, liées à la gestion des fonds publics, semblent annoncer une nouvelle ère dans l'histoire politique et judiciaire du Sénégal, comme l'a prédit depuis longtemps Maragnas, et pour plus de détails on va écouter ses propos. waaye nee naa la Sonko dina Jomaay dina mos Sonko dina mos Jomaay bu ko neexee dolli Sonko dina falewaat. Sonko dina falewaat. Jomaay. dina mos. incha allahu rabbi Sonko dina mos Jomaay bu ko neexee mu ñëw mosaat te Sonko incha allahu rabbi dina falewaat. d'accord xam nga kuy gis xam nga ku gisoon loolu ci avant. yow tey bu fekkente ne yor nga xel mu gàtt wala xamoo li Serigne Mara di wax lenn rek nga ci want sénégalais nag am nañ fulla ci ndax dëgg yàlla nañ waxante dëgg dem nañ bañ na nag kii nag nañ waxante dëgg nit ki mën na ko diaboliser mën nga bañ Serigne Mara mën na la bañ a neex mais nag li muy wax mooy am de. wallaay dëgg la de. nañ waxante dëgg nag de. dëgg la de. bu yàlla dëgg la bëgg. wallaay léegi nag man gis googu ma gis ko mu wóor na ma ne dafa gën ci réew mi waa ma an xam nga lan mooy gor. ba ma demee daw wóor na leen ne 2019 boobu mbir yi di daw ba mbiri Adji Sarr ñëw ba ma toogee na leen man de damaa bëgg mu noppalal ñu jëmmam ji ne gaa yi sax bu leen neexee yàq leen samay kayit na leen Bassirou Diomaye Faye mii mooy sama candidat Bassirou bu boobaa kum demal ci élection yi dalay gagné fu sëriñ si nekkoon kooku yàlla nëbb na ma ko man. waaw léegi yow boobu en fait audace boobu tamit lan la ko lu na ko mayoon te boobu Ousmane Sonko kenn sañul wax ne du bokk ci élection yi yow nga am. booba Diomaye ngi ci bitti. bi ko xale yi daggee dugalaat ko bi ñu jàppee Diomaye ba tànn ko ci lañ ko dugalaat ci lay toog war robat ay 5 mois ak 6 mois yi waaye vidéo bi original bi dëgg-dëgg def na at ëpp na at sax mën na leen Bassirou Diomaye mooy borom Bachira bi te attan na ko te mooy borom gis xam nga man damay sant yàlla moo tax ko yàlla léeg-léeg day nëbbu ay nit mbir waaye man li may yàlla di nëbbu ci nit ku ma bëgg a gis ay mbiram loolu sant naa ci yàlla laal man wallaahi duma la ko nëbbu léeg-léeg ma toog xam na leen yëfi lu mu te bi ma ko waxee fii ñu bari sax dañ na ma waaye kii xanaa dafa dof fu ñuy tànnee Diomaye boobu palaa bee xawagul kenn waxu ko man damaa nekk nit koo xam ne ci wàllum seet yàlla ci Sénégal gii ñu ne billaahi wa rabbul kahbatu musharraf bu ma fa gisoon sama nawle nga xam ne maa ñàkk ki ñaan xam nga lu may wax sénégalais yi dem leen ci diw ma seetal leen mais amul waaye ku ma non tawaay loolu nañ waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg man amul ku may yéen ku ngeen di seetloo bu ñëwee ma seetal ko moo tax ma ne la nit dama leen a yomb lii dafa bokk ci lii dimbale nit ñi xam nga mooy lan xoolal nit ki am njàqare romb ñëpp wax naa la ko sëñ Mara seetal ma nga seetal ko génneel ko ay saraxam wala ma dugal ko ci sama ruq bi nga xam ne léegi danaa ci ñëw ak yow après
du ñëpp laa fay dugal nag yow naa ruq boo xam ne ku ma fa dugal ba sang la. boo demee moom nga baal ma ku bëgg a sàggi saf sag moom du ngeen bokk pays mu ngeen di dox moom kay da ngeen moom dalay abal. dalay abal teem moom dalay lii mooy xam-xam bi nga xam ne nañ valoriser suñ bopp gëm ñun duñ ay njabarkat. d'accord c'est très important. ok man du ma njabarkat du ma raykatu nit. doo féticheur du ma fenkat. nañ wax dëgg. man lii lépp dama ko jarabu ba noppi seet gii may def man yàlla daf ma ko may. yàlla ni mayee président Bassirou Diomaye Faye jox ko garaatu njiitum réew man damaa gëm ne yàlla daf ma may mbir moo xam ne mën naa cee dimbali ay jaamam waaye léegi yëf yi dafay yàqu ba koo gis ma ngay kii naan sëriñ nangam la lii la doo xam ku baax doo xam ku bon yow nag boo gàtteeb xel nga généraliser na ñëpp a yem te alors que demewut noonu man fii laa nekk ci wàllum ñaan yàlla takkale ma nag ak président Ousmane xam nga bi ma naan la bi ma koy gis xam nga bu doon am réer indi nit ñi sëñ Mara kon dag naa waa sëñ Mara kon moom mbir yi dafa xew mu ki ñu bari ñu ngi fii fi mu ne di wax ci affaire Sonko nit ñi di leen déglu bi may tudd turu Sonko ñemuñ koo tudd. bi ma koy gis booba dañoo jàpp ne kii kuy ñëw di nax nit ñi la mais Sonko il est reconnaissant moom xam na. dama bëgg bi may gis Diomaye it noonu. ok. wax naa ko keroog ba mu jógee Cap Manuel. ci guddi gi ma ne ko jàbbul loxo mu ne ma ñas. ndeysaan. damaa rocc waat sama loxo. ndeysaan ñi ma àndaloon bi ñu génnee wax ma ne leen kii yaram beeg teggin gii mën naa jol leneen lu dul sax njiitum réew. ndeysaan. Jomaay dafa yaru. Jomaay waxkatu yu bon yi nekk ci dëkk bi. lillaahi wa rasuuli bu dul dara nañu rus nañu rus yàlla. Jomaay yàlla daf koo yar mësta yaradi ko. ñu naan daana wax ay magistrat mosul wax benn magistrat. ndax ñëpp baax moom ku toog ci Sénégal gii ñu ne la ñëpp a baax war ngaa tiit. magistrat yi dafa amoon ñoo xam ne dañoo dëngoon daan def ay sale boulot ñooña la doon waxal. ñooña tey jii ku ci sa loxo set da ngay continuer liggéey ak Jomaay ndax réew mi lañ soxla mais Jomaay xale la te ki ko tànn nag la kenn xamut lu mu. ba tey jii Sénégal. kenn pourfait gu fi président Ousmane Sonko kenn xamut lu mu moo tax ma ne la président Ousmane Sonko dina jiite Afrique. dégg naa dégg loolu. déedéet loolu mosuma ko dégg. président Ousmane Sonko dina jiite Afrique. mais yow moom say wax la ñu wax quand même dañu ko weddi parce que dañuy dox ba egg si dégg naa keroog nga wax ko. nga ne Diomaye yaram bi dafa yaraale sax réseau yi. yaraale vraiment ñu bari ñoo xamante ne bi réew mi léegi jàmm rek la ñuy waxtaanee quoi. jërëjëf. gis nga nguur gi. biñ fiy nekk ñoom xam nga lu ñu daan wax. waaw waxi sëy waxi na ma yàlla baal leen ma ci kàddu gi noonu laa koy waxee waxi taat. Sénégal léegi li nit ñi dépassé quoi ay sëy ki taat. nga xam ne léegi régime boobu ci la nekkoon. diw juutal na diw kaay ma juutal la lëmutif naa la boo ñëwee sama kër ñu sëy tey mel ni c'est que wax ci niveau bi. nañ topp président Ousmane Sonko doon na maase wu c'est quoi ça c'est maase ko jéem a collé dama la ba wax ne la ay diw roode ñoom même bu ñu tuumaal nit sax ci jigéen lañ koy jaare ay diw roode yow boo sëyee demal nga sëy lu su yoon man demal nga sëy ba man lu sama yoon ci booy sëy boo bëggee sëy demal nga sëy yàlla la lu ci yoonu nit ñi boo amee koy gisee demal nga gisee moom yow kay moo ko attanee kay demal defar rek waaye fi mu ne boo ne woon kaay ma jox la 5 millions ak ma jox la benn information bu bon ci dijje mën na la téyel xaalis bi jox ma information bi. Sénégal fii la tolloon. waaw régime bii ñëw nag bi mu ñëwee lu indi lu indi. waaw xam nga lu feeñ. demal nga xool ci réseau yi. murit bi. jox leen ma Baye Mbaye mu teewaa Baye Mbaye menn xale boobu njàng mu neex mi. wallaay ndeysaan. xam nga ko. waaw Baye Mbaye. waaw. Baye déedéet kii ñëw taxaw na Baye Mbaye jox leen ma Fallou Lam. Fallou Lam moom tey réseau yi looloo fii ne murit bi naa mercato bi bu mercato sax waaye ci rafetal ay doomi bàjjan ak doomi nijaay. buñ ñu ko bonalal léegi nga gis ñu saay jóge fee tàmbali bu leen fawee wuñ ko di fawee lu baax ak gën fawee lu bon. gars yi dañu te sax duñ ay fo. dañu calme léegi. dañu calme réseau yi looloo fa ne léegi. murit bi ne Ablaye Diop sëñ Dame Fall li nga daaj fii neex na de sëñ Dame loo daaj fii Fall la tey lii xoolal loolu
kii na Sambu kat tey moom fokk ñu abal ñu ko ci màggal gi kii na Pape Malick mooy ñëw tey ci gàmmu gi Pape Malick nañ ko yóbbu Touba. waaw xoolal lu neex loolu kii na sëñ Xaadim Géey nag tey li nga way fii moom mosoo koo way nit ñi lan di xeeñtu di jëm ci lu baax lii lañ soxla woon ñun. d'accord waaye dee waxi sëy rek def na ma lii tàppaj na ma fee te fii kuñ fi muri woon sa maraagu kiiraay yaag sëñ maaraayam ci lu bon rek nga nekk ba noppi bëgg a corriger nit ñi il faut ñu delluwaat ci lañ xamoon. mais quand même masque yëpp Sëriñ Saliou daan wax lii gis nga nit mag ndaw day wormaal mag mag day yërëm ndaw ba noppi Cheikh Sidi Muxtaar dafa am lu mu waxoon Cheikh Sidi Muxtaar daan wax naan ku yaruwul doo yor dara ku yaruwul doo yor dara fi ne xale bu ndaw ngay gis mu mën a jàkkaarloog magum jëmm xamul nu ko wuy juróom boote xamul nu ko wuy juróom defee moo tax ñu ci bari faatu nañ nag ñii am nañ jafe-jafe am na ñoo xam ne ku tàngal seen xol doo bëgg mukk moo tax nañ teeyaat te xam fi ñu teg suñu. d'accord alors sëriñ bi daa ñëwaat ak yow. un peu ci wàllu politique mais da nga wax léegi lu am solo. muy sa dafa am benn ruq boo xam ne. waaw vraiment da nga ko am et que ruq bi du n'importe qui moo ciy dugg dugg ci déjà yombul man bëggoon naa xam ruq bi s'agit de quoi et naka la nit di def ba sëñ Mara dugal la ci ruqam boobu. bàyyi ma ruq bi dafa dugal nit pour seetal ko déjà da ngay seetal nit ki ba pare. loolu ku ne war nga ko am sa kër gis nga dinaa la wax tey li gën a jafe nag. xam nga mooy lan. mooy jóg di seetlu ji ak jóg di sangatu ji ñi may seetaan xam nañ li may wax surtout ñi rab sonal xam nga defar réew mi loolu da cee bokk. ok ñi rab sonal. ak ñi nga xam ne ay liggéey dafa nekk si xam nga nu ñuy def tey jii mën naa yore yow mi waxuma sama numéro bu xoolal sëriñ bu la neex boo wóolu mën ngaa yor numéro sëriñ booba at tey laay woo alu tey laa koy woo suba nangam. wala mu war laa defal saraxu nangam wala ñëwal sangatu si wala sangatal sa yaram loolu dafa yombul loolu yëfi yàlla la. ok li nga xam ne boo ko defee say mbir parce que am na loo xam ne boo ko defee say mbir gàllankoor. say gàllankoor dañ loolu balaa nga koo def sëñ bi duy caaxaan. moo tax ma ne la am na ruq yoo xam ne yaa ngi may kii nag naan ma sa ruq ba man daal am na béréb yoo xam ne ku fa dugg boo génnee moom ay yii nit ñi di wax ak yooyu yëpp saa borom dana la ci musal man wóor na ma waaye damay soññaat nit ñi ci seen jëmm waxuma ci man nañ dellu di seetlu seeni mbir ba xam fi ñu toll mook àdduna bi ñoo ànd képp ku naan la gëw ma gàllaaj ak gëw ma ñaan ñun dañoo gëmul suñ bopp ñi nga xam ne sax dañoo mën a yor ay ren ak ay sanguf di faj fii bu leen wóoree ne lu wér la ñu jarabu ko man moo ma gënal garabu tubaab gi mais dañu complexe sëñ Mara seetal na ma naa nga waaye yooyu noo boosu na te yow yaa ngi gëm yeneen mais dafa yombul. jóg ne damay sangatu ji wala damay seetlu ji wala sëñ Mara damaa bëgg tey nga xoolal ma samay mbir looloo gën a jafe ci àdduna ndax dañ lay téye pour nga jóg def loolu il faut yàlla dimbali la il faut it say mbir xëccu jëm ci jeex si ay jeqare kilifa yi may seetaan xam nañ li may wax. léeg-léeg nit nga waaj ne damay jóg tey sangu ji boo xëyee mën nañ laa tàgge sax. mu xëy damay dem ci sëñ Mara mu sangal ma sama yaram man ngaa xëy na damaa taayal damay bàyyi ba beneen tour man naa xëy loolu xam nga ñu koy def ñi ci ëpp ñi nga xam ne ab liggéey dafay nekk ci seen yaram wala ñi nga xam ne seeni mbir nga baal ma dafa yàqu man seetal naa nit miraaran du benn yoon du ñaari yoon. d'accord bam ne ma nangam suur sàngam damay ñëw kii bu coupé xam nga lu may xale ba àddunay tukki du fi teg tànkam. kii li waaw kii li nekk ci moom fii da koy faat barke alxuraanu karim te nag du ma ñëw ci yow nag am na ñoo xam ne attanuñ mbir. du ma ñëw ne la carrément da ngay faatu wala li ma fi gis ak dee la. mais da nga koy xam dem waaye seex bi loolu yomb na maa réew làmmiñ di wax rek waaye am nañu yàlla di gën a wan lu ëpp loolu. sëñ Mara kon gëm na liggéey bu ñuy sëf nit ba dootul mën dara ci àdduna. yonente bi kay lu muy jàpp du fi bàyyi ñun ñu simple yi te fi mu ne nit ñi dañoo soxor ñoom kese ñoo bëgg di am te maa ko benn affaire. réew mi ñëpp dañuy ñaanlu dañuy sangatu ji ba pare xam nga fi ne lu ñuy def. ñii nit ñi di gëmal ñii nit ñi di gis dañ leen di weddiloo waaye sëriñ amul waaye sëriñ yi mënatuñ dara déedéet du dëgg te billaahi ab sëriñ bu doon nettali àdduna tukki dëgg la waaye xam nga ñun liñ soxla sutura liñ soxla nit ñi mën a gindeeku am ci seen bopp ak seen jàmmi yaram fexe ba ñoog seenu njaboot duñ loru lii mag ñi dañ ko daan def te fi lañ ko fekk sëñ Fallou da daan wax naan ku takkul doo tekki sëñ Fallou xanaa kon sëñ Fallou kon lan la daan lan loolu lan la woon
xam naa ci suñ mag ñii koo xam ne xalifa général bu mag boo xam ne kilifa la woon turam bu ma ko tuddee nga xam ko fi mu daan sangoo ay garabam ak ay gàllaajam noor ak nawet da daan sax ñax te mi ngi fii bu ma ko tuddoon xam nga ko xam nga nag ñun dañuy gëstu ci wàllum xam-xam ak yëpp. am na koo xam ne bi mu génnee sëriñ si ko daan duggal xalwatu ba dàq sëriñ si yëpp ba raxas këram 42 marabu la fa bàyyi tey kooku fa mu nekk aw turam rek dafay jolli. sëñ bi lii am nit da ko sangu sikar ak sarax yii nit da ko war di def moo tax man ne la nit bu seetloo ba xam saraxam jërul muy def lu ñaan na nga toog sa bul day ñëw fi ne nit ñi seen alal jii di tasaaroo da nga jàpp ne neen la wala nga sonn liggéey ba kii li nga liggéey mun loolu da nga jàpp ne neen la. mënoo dajale dara. loolu da nga jàpp ne loolu neen la sa waay budul dara làmmiñu nit ñi rek dafa war a jaral muslu ah xoolal di nit ñëwee te ku la gis wax. ñaata làmmiñ ngay dajal yow ñu bëgg la téye nga laa loolu baaxul bul ci muslu ñooñu dañ laa bëgg a rey te ñooñu boo demee bu dégg bëccëg ña ngay sangoo ko def yëf. bu weesoo mais laay biirante yëf yi yaatu na ñu yéenante jàmm. alors tey sëriñ bi laa dalala en tant que le marabout du peuple. Le patriote mais aussi sëriñ bi sëriñ Mara Niass. donc tey moom wax la nga wax tuuti ci nag ci. mais bien sûr parce que aussi man. ma toppoon focus bi de ba nar a bàyyi nag sama ji ma ñoom laay defal sama affaire yi. alors da nga focus ba souvent nit ñi. ils ont tendance quand même du ñu xam kan mooy sëriñ Mara wala dañuy fàtte un peu kan mooy sëriñ Mara damay bëgg ñu dem si waat ci yenn yi. nga xam ne sëriñ Mara bokk na ci ay nit yoo xamante ne bii. dimbali na leen tey. ba ñu mën a téye seen borom kër ñàpp du bouger ci wàllu nopp. waaw xam nga man yooyu sax nag xale yaa koy def léegi daanaka. ah bon waaw fi ne bëri na nit koo xam ne mi ngi jóg di nooblu ji. waaw wala mi ngi jóg di ñaanlu ci jëkkëram. daa sangatuwul. barke alxuraanul karim bu sangatoo dootul amateeg jëkkëram problème. ah bon dama koy yombalal nit ñi waaw ab sëriñ fay ma nangam ma nopp man li ma wax dama leen a yeewi. yaa ngi yàq marché bi de. maa ngi. liggéey sëriñ si yaa ngi leen di yàqal. parce que dama la bëgg wax na la yaram wu saful mënoo cee lijjanti dara nga topp naan rab la dañ maa dëddaleeg sama jëkkër ji gis nga yaram da nga koy defar léeg-léeg nga gis ku jigéen ju taaru lool te mënta sëy ak kenn léeg nga gis jigéen ju ñaaw ba mel ni man ba mel ni bukki fu mu bu tasoon tay sax tey suba sëy. waaw am chance su jëkkër. buñ xoolee la ca biir du ak neen nañu sangat seen yaram yi di génn seen sarax lii mooy dëgg. noob ak yu waaye sëñ bi jigéen am na nu muy àndee góor sëñ bi sëy ba day neex am na ñoo xam ne tamit seeni mbir àndul ñu bëgg a sëy maa yu naari yu hawaa yu turaabi yu d'accord naari yu mënta suy ak maa yu naari yu maa yu bu ñuy sëy lu mu def mooy li ma la waxoon ci per yi rek dangay gis koo xam ne day gàddu perob xaynul xamar te war a takk xaddiidu siinu ci wàllu jaar xam-xam neex na waaye wallaay ci wàllu xam-xam neex na waaw nga gis koo xam ne day takk jaaro boo xam ne da koy day wàcc mbiram da koy delloo ginnaaw da koy mu takkub jaaro rek di ŋàdd yi dem am koo xam ne man sa may seetal ñi am na ci ñoo xam ne même dàll bi ngay sol dama la koy wax del sol dàll waaw del sol loolu moo am del sol couleur sàngam ba ci yére loolu lépp ay tegtal la te lu fi nekk la yow nga taxaw bëgg a weddi yàlla am na loo xam ne ku ko weddi yàlla nga weddi. c'est important. moom tey maa leen baaxal yi dama focusoon ba talu ma leen a wax yii nañuy seetlu di xam suñuy sarax di bañ ndax nit ñi dañoo soxor. boo defaruwul ña ngay defaru buñ sañoon dañ lay dimbali rek te yoon wi ñuy jaar bu dee 199 yëpp mooy yoon wi ma leen wax dañoo defar seen yaram ba seen yaram neex am na ñoo xam ne danaan cëpp Europe. nit la mu fa def 10 ans ñoom ñëw am ko ci benn weer. ci yaram bu neex waaw boo taxawee daal ne yaram bu neex rek dafa yombul nag te looluy dëgg boo koy wax nit gi dana daa waaye kii de day wax moom ngir na te li ma lay wax nii ku nekk na ko xool ci sa bopp. d'accord moo tax dafa am ñoo xam ne seen àdduna yépp xam nga ci luñ ne. moo tax bu ngeen xamoon nit ñi ngeen di tudd Sénégal ak fii ñu naan boroomi alal ak boroomi yëf. buñ leen waxoon fi ñuy jaar ak ñaan ah waaye da ngay gis ku tabax kërug 100 millions yor oto 100 millions te mënul ci yaramam 1 million. waaye atte leen ma nag bu ma waxee dëgg ngeen wax dama. bu ko defee ñu fexe la. oto 100 millions gàllankoor déedéet oto 100 millions kërug 100 millions. mënoo ci yow mënoo ci sa jëmm 1 million. moo tax bàmmeel ya rek ñu bari tabax nañ wër oto ba rang ba àgg ci war a jariñoo ko incha allah rabbi ñu suul leen ñeneen la ñuy liggéeyal.
parce que am na loo xam ne yow ñàkk gëm yàlla la sax ñun njabaruñ defuñu lu yàllay tere dañ lay liggéeyal ci alxuraan wut suñuy mbir yoo xam ne ay wàllu mag la ak ay yëf sirru kanzul maal bi ma koy njëkk a wax ci réew mi ñu bari dañoo dal seen gémmiñ. dëgg la te ñu ko am ci yeneen réew yi amut ko c'est que yàlla moo ñu nattoo ñun ñu war a jàppalante nañ ko jàppalante mais xam nga ku ñu mën a jàppale am néew waaye wala tawat ba tëdd bu lépp di baax doo tal sëñ Mara yow daal boo ñëwee ci sëñ Mara leer dañ ko koy wax damaa amee jafe-jafe jafe-jafe yi njëkkiwul mais buy neex doo tal sa bopp. te li gën a bon ci àdduna mooy alal juy ruus kenn mënu koo téye. tey dem ñàkk buy ñëw. yàlla daal ci yàlla musal. amiin yaa rabbil alamin alors naa dellu si waat ci kanam. mais sëñ Mara en attendant ñu wax ci les opposants yi nga xamante ne bii. waaw tey. mën naa ne mën nañ leen a teel a woo ay opposants yu bees mais itam président Bassirou Diomaye Faye. sàkku ci ki nga xamante ne bii rek mooy procureur. pour mu génne rapport bu bees donc. daar rapport boo xamante ne bii dina mën a fësal ñi nga xamante ne bii vraiment luubal nañu alalu réew mi. waaw xam nga loolu bu mu nekk ci ay chiffres rek. bu chiffres yi génnee rek ñi ngi ñaan ñu ne ñu audit bi alal ji mu génn lii lañ ci def man maa ngi koy lancer appel ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa yi réew mi fii puisque dañuy topp ci ay rapport topp ci audit topp ci alal Macky topp na leen ñaata at bi mu ñëwee lu mu ci def tous ñoom nag duñ Macky du ñoom ndax Macky moom wax dëgg yàlla. fi mu ne réew mi laa ilaha illallah sama xel mënta fàtte Macky barke Serigne Touba Macky. sëñ Bassirou Gueye procureur keroog bi mu ne son excellence président Diomaye sàkku na ci man. waaw loolu la def. loolu ñëpp a tiit moo tax ngeen xam ne bàyyi leen di xeeb nit. dama koy faral sama benn xarit ma ne ko man rek mën na maa yee Sénégal yu bari. ma ne ko man bi may doog a ñëw di ñaan ak di def yi dama daan ñëw Sénégalais yi fecci ñëw def comédie nangam di leen nëbbu sama bopp barke alxuraan nii laa ko waxee mën na leen fi ngeen jàpp ne yàlla dafaa nekk yàlla nekku fa yàlla bokkuma ne sax yàllaa nekk ci man waaye daal dana am luñ nëbb loo xam ne xam naa ne dana feeñ ci kanam sëñ Bassirou Gueye ñaari at ci ginnaaw ko ko waxoon loolu dal du ko gëm. wallaahi dëgg la. moo tax na chiffres yi génn alal ji génn ñu décentraliser dëkk bi waa Dakaaru lan moo tax bu nit ñi buñ xëyee taal seen oto wuti Dakar lu ne Dakar lu amul Thiès nañ ko décentraliser la war a am li am waa am ville mu am Touba am Thiès am Mbour am fépp. am Louga am fépp am fépp. waaw état laa lay wax man. ba pare état bi ñu organiser fi mu ne Sénégal waroon nañ fee def xam nga waa ji keroog doon wax ville morte. ñu def ko ville verte. dëkk bi kenn ku ci nekk boo volonté woon na danaa jëmbat genn garab. d'ici 10 ans dëkk bi nu muy mel. waaw ville verte kay. Sénégal fi mu ne buntu kër bu ci nekk force da ngaa war a am poubelle. nañ ma déglu buntu kër gu ci nekk da ngaa war a am poubelle. canal yépp lañ war a sécurité bu tawatee ndox dootu fi taxaw. oto mbalit yii ñu génne ko mbalit dootul am ci dëkk bi lii mooy dëkk buy dox. nit ñi dafay impôt ba noppi impôt bi ñu xam lan la def ci biir sénégalais yi ba pare état bi dañoo war a liggéey boo xam ne état bi fi mu ne Sénégal ñi fi nekk yore taxi ñëpp xam nga lu ñu waroon a yor. taxi état lañ waroon a yor taxi buy daw wëratut am Sénégal bu benn nit moom état bu la doon fay sax 1 million du ko yëg. ndeysaan 3 millions taxi chaque jour taxi bu versé 20 000 loolu ñaata milliards la. jàngi wuñ waaye nag xam nañ tuuti luy doxalum réew de. wàllu koom effectivement. te taxi boo fi fay fii tey 300 000 nga jël ko te loolu nag bu taxi bu ba noppi ñu am gaz boo xam ne ak pétrole boo xam ne suñuy station lay doon transport bi day yomb ba noppi dëkk li may wax nii xam-xam la. dëkk bi day naat ba noppi ñu fas yéenee kenn ku ci nekk lii sa wërsëg mu fekk la ba sa biir kër mais fi mu ne Sénégal dañoo am problème mu xam ñaata nit a fi nekk. depuis kañ lañ waxoon ñaata millions lañ depuis 1960. alors bi nga déggee ne général Moussa Fall. Sénégal fi ne bu ñu ne loon 30 millions la sax bu ko weddi ñu ne suñu bëgguma kii léegi il faut ñu xam fi ne Sénégal bu président bi jógoon daal ne damay dimbali ji ñi ñàkk xamut fu muy jëm Sénégal ku fi juddoo war nañoo xam yaay kan war a xam ñaata doom nga am.
war a xam bu ñuy dimbali ni ñuy dimbali loolooy système boo koy changé ndaw ñëpp war a am carte di vote ji réew mënuy coloniser am réew ba noppi ndawi réew ma bëgg a tukki ci réew moom muy jafe pourquoi sénégalais bu ñu di bëggee dem France muy jafe te loolu warul woon am sax visa nga naan ma visa ku am passeport war am passe nañ la bàyyi nga tukki xanaa doo nekk ci mbeddee taxawaalu suñu état yi ci lii la ñu war a indil moodu yi nga xam ne dañoo nekk foofu di am problème mu passeport pourquoi pas warul mën a yomb nga focus ci ñoom nga taxaw ni ngay taxawee waxtaan ci wàllum pêche waxtaan ci wàllum agriculture waxtaan ci li nga xam ne mooy wàll gis nga am réew boo ko da ngay décentraliser lépp dem ak ñëw bu amee Sénégal fi mu ne tourisme rek war nañ ci maanaam alal ju bëri. Un fondement du développement durable, la bonne gouvernance est une idée clé dans la gestion des affaires publiques, des entreprises et des organisations. Elle fait référence à un ensemble de règles et de pratiques qui garantissent une gestion efficace, juste et claire des ressources et des institutions. Dans un monde en constante évolution, où les inégalités sociales, la corruption et les problèmes environnementaux persistent, la bonne gouvernance est essentielle au développement durable, à la stabilité politique et à la réussite économique. Principes fondamentaux de la bonne gouvernance repose sur plusieurs piliers clés. Premièrement, la transparence garantit que les décisions sont prises ouvertement et que l'information est accessible aux citoyens. Cela contribue à instaurer la confiance entre les gouvernés et ceux qui sont au pouvoir. Ensuite, la responsabilité signifie que les dirigeants doivent répondre de leurs actes et de leurs choix à ceux qu'ils servent. Les institutions doivent être en mesure de sanctionner les abus de pouvoir et de corriger les erreurs. Un autre principe important est la participation. Une gouvernance inclusive permet à tous les citoyens, y compris les groupes marginalisés, de exprimer leurs opinions et participer à la prise de décision. Cela renforce la légitimité des institutions et renforce l'unité sociale. Enfin, l'État de droit garantit que les lois sont appliquées de manière juste et impartiale, garantissant la justice pour tous. Avantage de la bonne gouvernance. La mise en œuvre d'une bonne gouvernance a des effets positifs à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, elle favorise la croissance en créant un environnement propice à l'investissement, à la création d'emplois et à l'innovation. Les investisseurs, tant locaux qu'internationaux, recherchent des pays dotés de règles claires, de droits de propriété protégés et d'une corruption limitée. Sur le plan social, la bonne gouvernance renforce la justice, la solidarité et l'unité nationale. Elle conduit à une meilleure répartition des ressources publiques et améliore l'accès aux services de base tels que les soins de santé, l'éducation et l'eau potable. En encourageant la participation citoyenne, elle autonomise également les communautés locales et défend les droits de l'homme. Sur le plan politique, elle contribue à la stabilité et à la paix. Les conflits naissent souvent d'une mauvaise gestion des ressources, de l'exclusion ou de l'injustice. Des institutions fortes, transparentes et responsables contribuent à prévenir ces tensions et à renforcer la confiance dans le système démocratique. Des défis à relever. Malgré ces nombreux avantages, mettre en place une bonne gouvernance n'est pas toujours simple. Plusieurs problèmes persistants, comme la corruption, le favoritisme, le manque de volonté politique et le manque de ressources institutionnelles. Dans de nombreux pays en développement, les institutions restent faibles, les systèmes judiciaires manquent d'indépendance et les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas bien. En plus, la mondialisation, les crises économiques et les changements climatiques rendent la tâche des dirigeants plus difficile. Il est donc important d'adapter les stratégies de gouvernance aux réalités locales tout en respectant les normes internationales. Vers une culture de la bonne gouvernance. Encourager une culture de la bonne gouvernance nécessite un engagement à tous les niveaux. Les gouvernements doivent renforcer les institutions, adopter des lois contre la corruption, améliorer la gestion publique et assurer la participation des citoyens. Pour leur part, les citoyens doivent être informés de leurs droits et responsabilités et être encouragés à participer activement à la vie publique. Les organisations internationales, la société civile et les médias ont un rôle important à jouer en faisant preuve de vigilance constante et en soutenant les réformes. Ce n'est qu'avec une coopération d'action que la bonne gouvernance pourra s'installer durablement dans nos sociétés.